asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu mbokki réew mi mbokki askan wi ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di leen sant ci bépp topp bi nga xam ni yéen a ngi koy topp seen télévision Al Mauritania di jaajëfal itam mbokk yi ci programme yi ñu ànd ak askan wi ak ci lépp loo xam ni war nañ ci yëngu te ñu ngi ciy yëngu di ànd ak askan wi itam ci li nga xam ni moom mooy jógteefu doomaanu réew mi lu ko dalee ci njiitu réew mi son excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani dal ci jëwrin yi nga xam ni ñoo yore doxalinu réew mi ndax am na solo kër ak magum kër ak ñiy doxal ay digle magum kër gi noonu lay nuyoo jamono yi la société civile ko jëpp langu politique gi ñu jox leen cër bu baax a baax mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci association de jeunes et des femmes ci groupement d'intérêt économique yi ñu ngi leen di nuyu ndax ñooñu ma tudd ak citoyens yi ñoom ñooy réew mi ba tax na kenn ku nekk ci ñoom kuñ ci jàkkaar lool wax ak yow dafa mel ni réew mi yëpp la ñu waxal ci fànnu patriotisme ak sa réew lu mu nekk nga nekk ci am na solo lool néew di doole yi waaye làqu yi ñu ngi leen di ziyaara mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi ñu nuyu leen bu baax a baax ci samedi ji Ibrahima Idrissa Wade fas yéene jàkkaarloo ak yéen ci édition bu spéciale jàkkaarloog sama naataango Daouda Binta Dior Gaye mu nekk un spécialiste nekk ku xarañ di conseiller ci li nga xam ni mooy li ñuy jukki ci fànnu suñu ndaw yi di bàyyeeku ci suñuy réew di dem bitim réew ñu leen di wooyee ay clandestin nga dem bitim réew ci anam yi nga xam ni jaaduwul am na nag lu ko waral waaw ak li nga xam ni réew yu bare jukki nañ ci rawatina ak suñu réew kii ma jàkkaar lool vraiment conseiller judiciaire la aussi mu wur réew yu bare nekk doomaanu waalo di ko ziyaara muy jukki ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu waay làqu yi nga xam ni dañuy tàbbi ci réewu jàmbur mu bari nag tolof lool réew yu bare di si gëstu saafara bu ne saa rek dama koy jox kàddu gi mu nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo jàkkaarloog ñun si télévision Al Mauritania Daouda Binta Dior Gaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah Ibrahima Wade waaleykum salaam télévision Mauritanie njëkke ko ci président bi ci directeurs yi ci réalisateurs yi ci caméraman yi ci administration bi yëpp ba ci gardien yi ak sécurité yi tamit di la fay bu baax ak contentement di nuyu kilifa réew mi président Ghazouani di nuyu suñu kilifa réew Sénégal ñaari dëkk yi benn la comme ni ma koy faral di wax Sénégal ak Mauritanie ak Gambie Mali yëpp benn la ak Guinée di nuyu suñu kilifa diine yi di nuyu suñu kilifa aada yi di nuyu imam yi di nuyu képp ku ma ràññee ak samay mbokk di gërëm samay ñaari waajur ak képp koo xam ne rek ràññee nga ma jërëjëf Daouda ngeen dégg noonu bi mu dellu see nag ci réew mi yàggul ndax nit lu mu dem dellu si sa réew dafa baax ndax bu la yàlla deslee doole nga jox ko sa réew loolu am na solo Daouda àddina bi am foo xam ni fa la tollu tey xam nga tubaab buy wax ci fànnu volatilité vitesse bi nga xam ni monde bi ci ay jéego ñu ngi koy seetlu ak li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu incertitude nit ki mënatuñu prévoir lan mooy ñëw ëllëg ci àddina bi muy duy ay jafe-jafe am na lu ñuy wax complexité jamono yi ñuy toll léegi naq dina nga analyser une situation parce que indicier fa dul ne ci yenn dérèglement yi bu ñuy ñëw ci li tubaab di tuddee ambiguïté loo xam ni dafa amatul rapport
entre li nga xam ni mooy causes yi ak effets yi ci liy xew ci àddina lépp dafay ñëwandoo une chose et son contraire mu indi nag jafe-jafe yu doy waar ñu ràññeeku ci dérèglement climatique yi ak boo xoolee jafe-jafe yi mais phénomène migratoire yi mu mel na nit ñi ci monde bi dañu bouleversé wu ba mu laal économie yi alors ñu jàpp nag ni coronavirus bokk na ci mbir yu mel noonu xam nga boo gisee réew yi ñu ngi jukki lu ne gisaguñu lu koy faj loolu doy waar lool bare ay incertitude loolu dafa war pousse doomu aadama yi ak réew yi ñu dolli taxawaay waaw boo xoolee ni monde bi taxawee ak lu ñuy wax ci changement climatique ak phénomène mondial yi nga xam ni dafa jéggi dayoo jamono yi ci seetlu yow nga wut réew yu bare en tant que consultant lan ngay wax ci noo mooy taxawale adduna bi ak li fi xew ci jafe-jafe. jërëjëf Ibrahima di la sant di la gërëm ci invitation bi nga laaj question bu xaw a jafe xaw a yomb waaye xaw a bëri ay facettes ay koñ-koñ daanaka dañ ciy jéem rek waaye si sama xam-xam bu gàtt defe naa ni amul doomu aadama bu ni mën na ko takk tontu ko justement loo ciy jukki waaw loo ciy jukki li ma ci jukki mooy xam nga loo gis rek dafa am lu ko waral comme li olof naan lu yëngu lu ko yëngal ko doole parce que changement climatique fi ñu toll nii climat bi nu mu dem demee température yi saison yi yaa ngi dégg yooyu yëpp dafa changé dafa culbuté wu li daan tawatul nu mu daan seddatul di sedd di taw di tàng jafe-jafe àdduna déjà ci environnement bi rek dañ ko sentir donc climat bi environnement bi feebar na kon avant nit ñi feebar kon environnement bi feebar na te environnement bi n'est-ce pas il y a carbone il y a oxygène il y a un peu de tout. mais boo dee environnement bi gis nga li ma wax léegi bare na c'est un ensemble même valeurs yi boo koy xool. voilà mais nga jukki ci environnement. waaw boo naka nga def ba xam ni environnement bi changé na. lu daan am démb du amul. waaw parce que xam nga yow yaa ngi ko explicité en problème difficulté climatique. alors que ñu maa la ko wax ci olof. dëgg la donc dafa mel ni dañu détaché wu. que ñun suñu aada mi olof mi xasane mi tukulóor mi sononke suñu aada ñun décrire nañu situation bi yëpp mais dañ ko fa bàyyi dem ci beneen ànd. lu tax nga wax suñu aada décrire nañu situation dundoon nañu wala mi ngi ci biir contenu la suñuy aada ñun. waaw parce que xam nga suñu aada xam nga déjà mag ñi dañu defaral moytuloo ñu lu bëri faq-faq yu bëri ñun ñu ñëw xeeb loolu dem ci beneen aada su ko defee dañuy am benn décalage muy ban mi aada occidentale et puis aada occidentale bi il y a beaucoup de choses positives mais d'habitude africains yi bi ñuy jël dañuy jël côté négatif. Donc nous avons un problème de choix nga bëgg a wax. On a un problème de choix mais on a un problème d'information et de sensibilisation et de c'est-à-dire de décryptage d'aider les gens à faire un bon choix. maanaam foofu bu ma la déggee loo xam ni Occident la jógee rek laaj na africain bi bala mu ciy jël benn dogal mu méngale ko ak suñuy réalité ñun. parce que tubaab bi noonu la ñuy def c'est-à-dire du ñëw lu jóge ci reste du monde rek ñu consommé ko. dafa am ay institutions yoo xam ni dañuy vérifier adapté ko par rapport à leur mode de vie. et ça c'est légitime. ñun dañ ko war a def. ñun dañ ko war a def mais defuñu ko. lu tax nga ni defuñu ko. parce que ñun dañ jël lépp wékk ko ci gouvernement. wékk ko ci président. dafañ ne kii manifeste danaan président Gazouane président Macky Sall alors que président même si tu as le meilleur président du monde mais le président c'est une institution. Il y a des ministres il y a des directeurs de cabinet tu comprends il y a des conseillers il y a des DAF et cetera donc c'est-à-dire réew système moo koy doxal. comprendre nga. système bi koy doxal c'est-à-dire président dafay superviser. comprendre nga. ministre yi jàppale président. DG yi noonu ba ci société bi. ku nekk rek président nga ci sa réew. waroo jël lekk ba pare jël ko sànni ko ci tali bi. waroo dawal ci mbedd mi dégg nga ci oto bi. yow dawaloo nga taxaw ci digg tali bi signalé woo defoo dara wala sa oto paan. junne oto di la klaxonné yow nga nekk kenn rek ci benn soxla bu ndaw. donc yooyu noonu président mais Obama boo koy mënu ko lijjanti. mënu ko lijjanti dafa doy waar. comprendre da nga bëgg a wax ku nekk jël mbalit mi voilà ku nekk jël mbalit mi tuur ko sa buntu kër. nga ni mbedd buur la. mbeddu buur la. yaa ngi dégg. bu ñëpp tuuree ci mbedd mi fees. lépp ci ñun ñu ni gouvernement bee liggéeyu. voilà donc il y a un peu beaucoup de données et de facteurs quoi. jërëjëf mbokk yi Daouda
Binta Dior Gaye mu bokk gi Dakar bu dama naan waalo sax ndax waalo tey la waalo ay waaye réew la woon boo bokkee fenn rek keneen fu mu bokk da ngay daal di bokk ak moom ci waalo donc may rafetlu loolu di nuyu mbokki waalo yëpp njaago ba gaani di leen ziyaara di wax ne rek góorgóorlu jóg taxaw ci réew mi ak li fi xew bu ma nee Covid 19 ci phénomène yooyu la bokk li ko indi problème environnemental am na mbokk mu ma ni nit kee laal nit ki moo dem ba laal loo xam ni waru ko laal ci àddina maanaam question de limite environnementale loolu ndax gëm nga ko waaw boo nag tey xalaat fi coronavirus bàyyi ko dëgg la da nga tudd réew am solo Sénégal ak ci àdduna bi muy waalo daanaka bu ñu dund waalo yi ba ñaan teyanganda te teyanganda mooy teyanga waalo ni ndax royaume di waalo lañ doon wax donc di nuyu waa Mbilor di nuyu waa Xare di nuyu waa Ndomb ak cagook ñëpp Dagana ji Dakar rek yooyu donc Covid 19 bi da nga ni dañu laal lu ñu war a laal mais effectivement mais xam nga dafa mel ni doomu aadama yi léegi xelu jinne la ñu yor te du ñuy jinne xam nga jinne lu mu jëf tey bu passé tey rek nii suba fàtte na ko amul mémoire alors que doomu aadama yàlla dafa ko def mu nekk xalifa ci kaw suuf parce que dafa am mémoire du passé vu de l'actualité et postérieur le futur et du futur analyse loolu capacité la capacité doomu aadama la mais maintenant doomu aadama bu fekkee dafa bàyyi ses facultés ak capacité xam nga d'être humain léegi dafay dem à l'état animal est-ce que et même plus bête que l'état animal parce que animal bu amoon faculté parce qu'il n'est pas animal voilà parce que animal bu amoon xel ak esprit du defee noonu maintenant Covid 19 bi mais écoute xam nga dañu laal lu ñu war a laalu Adama ak Awa xam nga yàlla da leen jox àjjana ni leen lekk leen lu leen neex bàyyi leen pom def leen leen neex bàyyi leen lii doomu aadama foofu mooy suñu feebar boo ko nee bàyyi lii nag il faut que mu def ko waaw dëgër bopp la daal dëgër bopp maintenant nag nit nag si nitee ñooy nga liteeg sa xel si par conscience psychologiquement ba nga am maîtrise de soi-même ba ñu toucher l'intouchable c'est là où loo warul lekk bu ko lekk loo warta laal loo warul laal bu ko laal xam nga foo warul dem bu fa dem voilà xam nga dañu laal lu ñu warta laal xam nga déjà problème yi yëpp lu ko indi c'est très simple mais problème bi y a instrumentalisation occultation mooy masqué yoo xam ne c'est les grandes institutions de l'Occident loolu mooy lan boo koy wax ci wolof masqué mooy couvrir mooy nëbb làq dëgg sur kenn du ko télé feeñ xam nga ñun ay jullit lañu ay africains lañu man ba ma nekk bitim bi ñuy wax musulman man ñun avant ñi nekk sax musulman ou catholique dañu am suñu propre aada te suñu aada lu diine catholique ak musulman bañ da koy bañ lu mu nangu da koy nangu mais nag ñun bu ñu nekkee jullit parce que dañu choisir jullit am na ñu nekk catholique mais boo demoon exemple ay Sénégal Mauritanie catholique yi ak jullit yi dañuy bokk même fête mais boo demee Europe boo nee musulman dañuy poser équation te loolu jaaduwul parce que ñàkk respecter leneen lu bokkul ak sa culture la moo tax ñuy diaboliser leneen loo xam ne du culture occidentale mais parce que tamit ni leen ko exposé wan leen ko moo rafetul mais boo leen ko wanee wan boo xam ne rafet na mais dañ lay respecter jox la cër donc yaa ngi dund sa diine ci comportement parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla mi ngi ko taggee ci jikko taggu ko rek yaa ngi dégg ci tari alxuraan wala kii mais da ko tagg ci comportement irréprochable am na solo lool te jikko boobu noonu foo mën a dem ci àdduna bi ci tubaab bi boo comporté wu de manière irréprochable dañuy respecté maintenant à propos du corona xam nga doomu aadama yi dañ bëgg lu yomb non pour lan sax corona ñu ignoré ba tey li ko fiy jëlee waaw parce que li ko fiy jëlee corona xam nga tuberculose am na fi sida jaar na fi paludisme day rey tubaab comme corona ni paludisme di def tubaab noonu lay corona dégg mais problème bi mooy corona feebar bi dafa bëri géopolitique politique bu bëri daf ci dugg bëri économie ci fànnu solution yi c'est-à-dire xam nga am na dëkk tubaab yoo xam ni bu du woon corona bi am na président yi fa dem nekk actuellement ils vont pas bien gouverner parce que y avait beaucoup de manifestations septimanales chaque semaine yaa nga dégg continuellement gars yi dañ dem grève il en a été ras-le-bol de leur gouvernement parce que
seen communication actuellement système de communication. ba ñëpp dem defee nii. naturellement réellement véridiquement. loolu taxoon communication jóg. mais léegi système de communication léegi. mensonge diffamation calomnie. naxaate. mais loolu du wéy. yàlla du ko seetaan. voilà yàlla moo seetaanatul adduna bi ni koy doomu aadama yi. bare na ci facteurs yi nga xam ni nit kee war a dellu. dellu ci boppam dellu ci boromam dellu ci boppam. dellu ci waaw c'est ambigu. waaw dafa doy waar lool ci phénomène boobu ñu jàngatee li nga xam ni moom mooy fi àddina bi toll du ma ni réew mi tey mbindeef bu jóg rek xalaatam war na dem ci niveau mondial ndax mënuñu dëkk localement ci benn gox fàtte li nga xam ni mooy xew ci national parce que ay répercussions la rek yaa ngi gis virus bi fu mu jóge ak nu mu soree ak fu mu toll tey actuellement amul ku mu bàyyi bu ñuy wax ci fànnu incertitude ba tey gisaguñu solution nit ñi ñu ngi fagaru bokk na ci wàllu ñàkk yi di campagne bi nga xam ni réew mi ngi ci génn bërki démb ma ciy fàttali mbokk yi ne tey ñëpp dañu d'accord ni vacciné wu mooy solution waaw et à côté gisaguma docteur bu ne vaccination boo vacciné woo doo am coronavirus lu dul boo vacciné woo nga xam ne dafa war accompagner li nga xam ne mooy mesure barrières yi waaye digle yi ñu moytu kon nu dolli moytu mbindeef yi nga xam ne vacciné nañu ñu ngi koy rafetlu ci wilaya yi boo demee ci gox-goxaat yi ak conditions climatiques yu difficiles yi mbokk yi dem nañu fekk ji docteurs yi pour ñu ñàkk leen lu ci gën a bare ci lim bu ñu ne par exemple 100% la ñu soxla ci campagne bi na ñëpp jàpp ni 80% yi yemb na waaye loolu mooy ñu continuer geste barrière yi et ñu wax mbokk yi itam ni campagne bu jeex bokkul ak ñàkk yu jeex service yi dañuy continuer di ñàkk doomu aadama yi fu ñu mën a ne ci diwaan yi David ginnaaw bi ñu waxee ci difficulté yi nga xam ne àddina bi ñu ngi ciy jaar muy faagaagal économie yi ak yooyu yëpp dañu war xalaat nag léegi naka la ñuy def ba dund ndax dund façon dund waalo yële dal na sa xel bu baax pour atténuer lépp li nga xam ni mooy jafe-jafe bu baax suñu waalo yële façon dundin bi ndax dal na sa xel bu baax te defe naa ni bu ñu bëggee solution foofu la ñuy dellu li wolof naan ku xamul foo jëm dellu fa nga jóge économie sociale solidaire waaw parce que xam nga affaire u ñàkk bi ci boppam xam nga nguur noonu la wala doxee bu responsable n'est-ce pas mais xam nga nit ñi ay doomu aadama la ñuy sekkal sekku ñëpp bàyyi ma te nit ñi dafa am ñoo xam ne amuñu conviction ci ñàkk bi comprendre nga parce que am na ñoo xam ne pour ñoom ñàkk bi intoxication da cee nekk ba pare sur plan communication da ngay gis ay vidéo yoo xam ni des catholiques des docteurs yoo xam ne ils sont dans l'Occident def tamit mauvaise propagande. non fatueuse la. loolu moom duñ ko dégg seen intérêt la. et puis ils veulent non gis nga nag ñun réewu Afrique yi wax nga ko sa njëlbéen. il faudrait que le respect commence maintenant à partir de maintenant. parce que boo xoolee lu bare lu Occident yor tey duñu ko delloosil suñu xalaat la ak suñu richesse. ah il faut qu'on s'arrête nag maintenant. en fait sama opinion la par rapport à la discussion. ah mënatul am na yoo xam ni l'Afrique doit dire non mënatul continuer parce que boo xoolee li ñu am yëpp ci richesse David jël ko suñu réew lan la ñu amul. ah mais xam nga. lan la ñu amul. Ibrahima lan la ñu amul. am nañu lépp dafa jot nag. mais dañu valoriser wul. dañu valoriser wul lu ñu am. comme li nga wax loolu. dama lay dëggal lu tax nga ni valoriser. c'est-à-dire ñun am nañu lu bëri. mais dañ ko xam nga loo mën a am. wolof danaan boo amee lu baax te xamoo ko. ñàkk ko ba xam ko doo ko am moo gën. exemple ñun dañu am problème mu les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. comprendre xam nga actuellement ni yow émission bi ngay def di gëstu. di xalaat doo nelaw. pour avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. mais fu fekkoon sponsorisation yi. société ñëw di la sponsoriser. da ngay gën a nekk société africaine. les sociétés mauritaniennes. voilà ñëw sponsoriser kii bi xam ne lii kat am na jeexital ci société bi. mais affaire bi day gën a am doole ci yow ak ci boîte bi ci lépp. effectivement xam nga loolu moo manqué Afrique. il faut que toute l'Afrique parte ensemble. voilà
partent ensemble. mooy moyente doole Travaillent ku ensemble. ci nekk si nga féete nga mente mais bu fekkee ni c'est-à-dire lépp looy def rek sacrifice lay doon yàlla rek moo mën a mais lu tax dama lay delloo si ci suñu gott gale suñu waalo yi ak suñuy valeur dama la laajoon ndax am nga confiance ci système social économique social bi ñuy dund waaw mais waalo pour xeex mbas mi wala jànkonteeg jafe-jafe waalo dañu am seen garabu bopp am na ñoo xam ne duñu sax pikiiru ah bon dañu am seen garab bopp boo xam ni moo gën a efficace sax garabu tubaab yi muy ban bëri na bari nañ waaw ci gàncax gi ci gàncax gi yoo xam ni tubaab yi am na ci gàncax gi garab yoo xam ci gàncax yi lañ koy jëlee docteur yi xam nañ ci dara mais léegi nii sax boo demee Sénégal wala les pays occidentaux ñoom reconnaître nañu loolu mooy médecine traditionnelle ça s'apprend dans l'université maintenant c'est reconnu donc combien de temps la ñu perte de décalage même dans les temps sax même boo nekkee exemple doctorat en arabe informaticien wala que dañu defoon arabe égal alxuraan rek jeex na actuellement même au Sénégal c'est reconnu yaa ngi dégg tous les diplômes et spécialités en arabe donc combien de temps 60 ans 40 ans la ñu perte avant notre naissance négliger loolu c'est-à-dire il faut que ñu dellu ci nos propres valeurs nos propres valeurs ba pare dellu ci yàlla ba pare ragal yàlla ragal yàlla ba pare ragal yàlla fànn parce boobu que nit ñi dañu ragal tur yàlla tamit lu tax nga wax loolu parce que gis nga corona bi je finis xam nga sànq dama ni la doomu aadama yi dañu yor xelu jinne du ñu xalaat xam nga avant corona bi les gens se rappellent pas que Asie amoon na benn dëkk bu ma bañ a tudd dañ jël ay jullit di rey rien que parce que ce sont des musulmans am ñeneen ñoo xam ne dañuy wane ay film vidéo jël ay janax yaa ngi dégg def ko ci plat ak ay soble di lekk ni en vie di saboter parce que diine l'islam dafa ni rendil lii ñu ni loolu c'est ça quelque wala bul lekk lii yàlla bu aayee ñam kii porc jàpp mbaam aaye ay janax ay muus ay xaj parce que xam na ni day jox feebar doomu aadama di lekk ay gunóor ay kafaar en Chine doy na waar mais bañ ci tegee tootu ñooñu ñoo fa la corona bi jóge dëgg la comprendre nga c'est-à-dire yàlla bu waxee ni kenn du légaliser góor jigéen ñu ni góor jigéen dañ koy légaliser lesbienne dañ koy légaliser mais léegi yàlla ban intérêt la am ci àdduna ñu ni kenn du ko wax comprendre nga c'est-à-dire yàlla ci boppam la nit ñi xeeb teg fële yàlla nag boo ko xeebee teg mu bàyyi la ak seytaane kuy borom lépp xam nga léegi nag problème bi mu amal problème mooy am na ñoo xam ne duñu mës a am corona parce que duñu moy duñu fen duñu lekk lu leewul am na ñoo xam ne mais corona jikko ju baax jikko ji mën na la bañ topp diine l'islam mbas waaw de dëgg la même am na tubaab yoo xam ne sax am nañu valeur l'islam te gëmuñu l'islam mais dañuy dund principe de valeur dëgg la te am na ñoo xam ne sax commencé nañu gëm l'islam tubaab bi boo gisee nga tëb ni Europe ñu caricaturer Seydina Mohamed musulman yi naan non dañ kat non parce que dañoo gis bokk tubaab yu bëri commencé intéressé wu ci l'islam te mooy dëgg dañoo gis moom Vatican wala tubaab yu bëri gis ni dafa bëri ay tubaab yu bëri dañu intéressé wu ci l'islam mais ci lan ci jikko moo tax c'est très vague et facile nga jékki-jékki rek benn trafiquant drogue wala kii rek daal ni laay explosé ñu ne musulman yi la c'est très facile parce que musulman égale paix salam égale paix comme ni ma doon wax ci Italie ai cadre ma ne non c'è nessuna religione che tu fai così e ti scrive un nome di Allah amul benn religion ci àdduna booy def nii mu bind la tur mi Allah est-ce que non c'è nessuna parte del mondo una religione che ti fai così et que c'est da ngay argumenter di leen convaincre oui di leen convaincre comprendre c'est-à-dire da ngay expliciter mais doo daw mais bu ñu la waxee exemple ñun pourquoi yéen ngeen am ñeenti jabar dañu wax dafa di yéen seen yàlla ji ok mais pourquoi ngeen am ñeenti jabar te ñun benn jabar ma leen mais ñun parce que yàlla dafa ni nga am benn bu la benn doyul nga am ñaar moo gën nga njaaloo wàllu feebar te yéen benn ngeen ni am mais seen gars yi téeméer la ñu am lu leen romb ñu jël ñu ree ni ma wax nga dëgg de effectivement donc dañuy dellu suñu diine ak suñu aadam mais duñu rejeter tamit lu baax ci ñeneen dañu rejeter te ñu baax ci ñeneen xam nga yaa ma naan David parce que Sénégal boo waxee Daouda sa copain jeunesse dañu naan David ma dem Europe ñu naan David mu siiw man leen du David Daouda Gueye mu taxee boo duggee Google boo nee David Daouda Gueye gis samay bagage comprendre nga donc parce que benn la parce que prophète David moom la ñuy wax en français xam nga David italien ni Davide anglais ni David wala Dave
espagnol ñi David ñun olof ñu ni Daawuda arab yi Daawud alayhi salaam dafa nekk ci Bible xam nga mais c'est-à-dire ñoom Mohammed bi la ñu bañ te nee naa leen Mohammed moom ñun suñu différence ak catholique yi ñaar la amul problème mais il faut que ñu xam loolu mooy benn dañuy yàlla Jésus doomam la yaa ngi dégg beneen bi mooy c'est-à-dire ñun Seydina Mohamed ñoom reconnaître luñ ko alors que Seydina Mohamed Isa waxoon na ko c'est-à-dire bu fekkee ne reconnaître ne war a respecté wu ci yooyu moom mooy créé ay corona ak ay crise économique effectivement dellu si suñu diine waaw parce que suñu kilifa yi parce que diine dafa am gouvernance l'islam Seydina Mohamed muy gën di mbindeef donc entre cousins wala ay parents dafay am jalousie familiale dëgg la waaw donc ñoom catholique yi suñuy doom bàjjan lañu mais on n'est pas des ennemis mais ñu ci correct boo leen expliquer la raison mais dañ koy comprendre jërëjëf foofu Daouda daf si jublu di wax ne rek tey nañu dellu si suñu diine waaw dellu suñu diine dellu ci yenn ci jëflante yi diggante jullit doomu aadama ak moromam waaye itam bu nu fàtte suñu aada ak suñu cosaan ndax Daouda bu njëkkaan mag ñi nuñ daan dunde mooy fexe ba lu mën a ñëw bàyyeekoo fu ne ci àddina bi ñoom buñ dee fukk ñu fexe ba dund ci sutura atténuer ko loolu mooy valeur yi nga xam ni moom lu ñu jukkee ci économie sociale solidaire mbokk yi fu ñu dëkk nañu fexe ku nekk si ñoom di xamlante ay mbokk la ñu dëkkaale mbokk la donc bu problème amee dëkkaale yooyu jiitu bala sa mbokk di egg si ma nga jóge ca Dar Naïm wala ma nga jóge Médina 3 wala feneen loolu ñu ngi koy ñaanal mbokk yëpp ñu ngi gërëm ñi nga xam ni ñoom ñooy faral di ñu topp di leen ziyaara jox leen cër bu baax David may fàttali ni boo xoolee suñu réew barki Dembo Ndiaye bu ñu génnee ci conférence bi nga xam ni conseil bi nga xam ni des ministres dañ koy def àllarba bu jot dañu déclaré ni 1,5 milliard de déficit la ñu am ci fànnu coronavirus ak yooyu baisse économique ñu ràññee ni njëg yi yokku nañu ci réew mi de 30% loolu nañ ci bàyyi xel am na ñu jóg ci école yi ak ci fànnu lotissement yi fexe ba xar kanamu réew mi taxaw le ministère de l'éducation jukki ni am na 200 béréb yi nga xam ni ñu ngi ko jagleel fànnu njàng mi ak njàngale mi waaye junne yi daal di naa tebbi yooyu yëpp ci biir mu doon ay mbir yoo xam ni dafa jóge ci jafe-jafe àdduna baisse économique yi bala ñuy dugg ci fànnu émigration clandestine nga xam ni xale yi daw di làqu réew tugal yi am jafe-jafe lan nga may wax ci taxawaayu réew mi par rapport à la conjoncture mondiale. waaw xam nga suñu réew yi sur le plan économique defe naa seen solution yomb na mais dañ ci bàyyiwul xel xam nga dafa jot suñu nguur yi di gëstu comme service d'intelligence ak république occidentaux yi suñu gisee koo xam ni c'est une personne de valeur apolitique ñu jege ko pour partager xam-xamam ci intérêt réew mi parce que économie am nañ ci kenn c'est là où je salue mon grand frère Samba Thiam bi ko réew mi soxla mu nekk bitim réew ambassadeur itinéraire bokk na ci li nga wax voilà yow mii bokk nga ci kilifa yooyu am nañ ci ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi ci diverses communautés yi loolu aussi nekk na lu am solo li nga wax parce que xam nga réew lu koy développé du ñu fal la ministre wala DG wala député wala ambassadeur nga sol 4-4 8-8 parce que bitim réew seen milliardaires yi seen ministres yi dañuy dox di jonjonteeg xam nga classe moyenne pauvre yi yaa ngi dégg te dañuy yor ay milliards mais dañuy diggu métro transport public yi comme ñëpp tant que ñun yegguñu foofu tant que dafa am benn classe boo xam de vie da nga koy gis développé guñu tant que demuñu ba gis ministre bi ak baadoole bi di bokk même transport di ànd waaw joxante wuñu cër demaguñu pour yow loolu développement maa la wax lii est-ce que parce que il faut que ku ci nekk boo xoolee sa borom defa ni lii la jox ko cër doo sànni doo tuur dëgg la soo xamee ni yow kii romb ni commissaire la wala directeur social wala ministre la doo def njaaxum ci kii ku ci nekk da ngay respecté sa morom maanaam ñun Afrique ku ci yàlla may rek da ngay déclassé wu quoi tu te dafa am détaches décalage des autres dafa am décalage te décalage boobu boo duggee ci bàmmeel bàmmeel suuf ñëpp
juróom-ñaari mètre per cale. voilà c'est que il faut que ñu dellu suñuy valeur. ak premier bisu bàmmeel. waaw il faut que ñu dellu suñuy valeur. doy na waar. il faut que d'abord ñu humble. ñu naturel. ba que xam nga ku ci nekk. nguur gi bu la joxee mi président mi lépp bu ñu la joxee nguur gi. responsabilité nga matal ko yaa ngi dégg nga def sa kéemtulaay kattan sacrifice. parce que am na ñoo xam ne nekkuñu ci nguur te ñu ngi sacrifié pour seen réew. kon ñooñu waruñu la gën a gore. parce que àdduna mission la rek. mission la bu la doomu aadama fay yàlla dina la fay te fay yàlla. moo gën fay yàlla gën a wóor. waaw boo amoon ay milliards. boo deewee tey nekkatoo milliardaire. est-ce que. say jëf lañ lay xool mais nit ñi seytaane puissance moom loolu lay fàttaloo doomu aadama. mais David li nga wax garaaw na ci ni africain di amee. africain bu ñu nekkee fukk nekk fii ñu tolloo niveau kenn su si amee rek automatiquement le lendemain da ngay sentir décalage bi comme ni nga wax dafa doy waar. loolu nekk dafa doy waar gis nga tubaab bi rawee wuñu man de mun naa loolu témoigner leen na Abbas à la BMCI ngeen ñu baal ma ki ko moom xam nga mus naa ko fekk mi ngi def tànku niin di doxantu ci banque bi xàmmee wuñ ko Abbas koo koy nit dafa jànkoon teg li nga wax modestie mooy am mooy richesse parce que gis nga Europe boo liggéey ci benn entreprise Italie il faut que ñun ay Sénégal Mauritanie ay Mali Gambie il faut que ñu def système italien comment c'est-à-dire Italie yooyu ñeneen lañ voilà mooy li nga wax léegi même ñoom Occident nu ñu jël li baax ci ñoom moom laa expliqué c'est-à-dire da ngay gis benn directeur ki nga xam ne propriétaire waxuma directeur propriétaire entreprise multimilliardaire foofu seen système mooy du milliardaire boo amee entreprise exemple de ampoule fabrication ampoule wala cahier wala bic tu prends des contractuels économistes avocat yaa ngi dégg juriste yow yaa leen di fay yow yaa moom entreprise bi alors que yow tu es un ouvrier parmi les ouvriers c'est-à-dire yow ku ñëw di wut liggéey da lay romb mu sol la tenue bu tax rip du la xàmme su ko defee di ngeen liggéey un mois ñun mën nañ ko mais parce que suñu modestul duñ ko mën doy na waar système boobu di ko mën la tant que milliardaire bi jaxasowul ak kii bi duñ dem est-ce que parce que c'est-à-dire da ngay ñugg ci entreprise bi di defa ni yow say chef mooy ñi ci air conditionné bureau yi rafet yi fekk sa chef chez nous ici il y a un grand décalage dama lay expliquer grand décalage entre les riches et les pauvres képp ku nekk boo xoolee pauvre li riche xam ni kii boo duggee ci gox di nga xam kii moo riche ak kii moo pauvre te loolu donc objectivité bi mooy xam nga tukki boo ci yoru ay milliards yor ci xam-xam boo xam ne day jariñ sa réew lu naturel lu réel lu ñuy développé li tax ñu avancé du ay investissement yu bëri mais lu naturel la lu sincère ak lu véridique ak patriotisme parce que dama ni la si modèle Italie boobu noonu man ma dund milliardaire boobu day takk tenue yaa ngi dégg ngay def stage xamoon ni kii la mooy moo lay fal moo lay recruter moo lay dàq su ko defee moom un mois di nga ko nekk dina xam ne nga mën nga liggéey dina xam ne nagam téye ponctuel su ko defee un mois moom mooy taxaw ni que contrat léegi nag yow da lay bëgg nga dem ba ci ay 6 mois si nga xam ne yow kii moom lépp kii ndeke moom lépp jërëjëf mbokk yi am di jàmm yi Daouda Binta Dior Gaye di ko ziara di nuyu Cheikh Abdel Aziz ca kër gu mag kër Hadratul Juma El Hadj Mbaye Wadd ñu ngi ziara soxna si Astu Wadd di ko nuyu di nuyu Sayid Ablaye Lo di ko baax yàlla na ko yàlla may wér di yaram ak mboolam ñi nga xam ni ñi ngi ci réew mi ndaxte boo xoolee njaago ba gaani defe naa ni David foofu tey ji ñoom la ñuy wax baykat yi te bay nekk loo xam ni lu war a maintenir xale yi la sa conférence yu mag yi ngay def ci réew yi rawatina ak ci réew mi gis nañ ni xale yi ba léegi ñu ngi dem keroog rek bu yàggul juróom-ñaari ay ndaw Afrique bokk na ci ndaw réew mi itam la ñu intercepté ñuy dem ci réewu tuggal yi waaw coronavirus ak lim ci wax léegi nañu dellu suñuy valeur suñu aada ak suñu cosaan xale yooyu di ndawu Afrique yi di bàyyeekoo fii di dem ci bitim réew ak période Covid-19 ak conjoncture économique mondiale yow sa xarañteef lan nga ci xalaat ak loo ciy jukkil mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. dëgg la avant may tontu ci question bu
très intéressante boobu nga baal ma jaale sëñ Cheikh Tidiane Tumbu Yàlla président bi kii papa ma ñee ko démb ba ñu pare xam lañ ko kii di jaale tamit yaay Aydara ni kii jàkkee kii ak tamit sama bàjjan Aminata Ndoye sama magu yaay soxnaam bu wàññi di nuyu nag kilifa diine Sénégal yëpp ak yu Mauritanie waa Nimzaat sëñ Mbaye Sy Mansour sëñ Maax yi sëñ Madi sëñ Muntaga di jaale tamit waa kër Baay Laay dégg nga imam ak soxnaam sama di jaale ñëpp di nuyu ñëpp nekk di gërëm samay ñaari waajur di nuyu sama yaay ak Binta Joor yàlla jox ko gudd fan ak wér ak yërëm suñu waajur yëpp te gudd fan waajur yëpp donc xale yi ñi ngi jàll di continuer di dem mais et que no podemos más xam nga li espagnol naan no podemos más on n'en peut plus dû yaa ngi dégg à l'infraction mondiale qui s'est aggravée ak manque de solidarité bi nga wax li nga xam ni dundinu waalo bu ñu ko dundoon ci sutura ñàkk dimbalante ci jàppalante ci nawlante ci mbokkoo waalo rek réew mi yëpp waaw li mag ñi daan dund loolu c'est-à-dire dafay tax ku ci nekk tey boo amee suba nga jagadi kii la jàppale tey nga jàppale ko suba mu nga xam ne da ngay c'est engrenage la loolooy dund te loolu mag ñi dañ ko defoon avant diine ñoo saxal ko dañu bàyyi suñu yoon ku mën sa morom dóor fi ñu toll nii am na ñoo xam ne bu ma taxawoon naan Ibrahima ku baax la wala nanga rek mi ne xanaa moom baaxul nit ñi bëggutuñu sax kii tagg nit bëggutuñu sax kii wax c'est-à-dire fi ñu toll nii boo defoon émission nii wala ñu def émission wala ñu def YouTube wala kii saaga wala wax lu bon nga gis nga am ay millions de vues. buzz wax lu bon mooy buzz waaw mauvais comportement mooy buzz nit ñi bëggutuñu déglu ku baax bëggutuñu déglu lu baax waaw mais nag pas tout le monde non quand je parle c'est-à-dire c'est en tendance. et que phénomène yi ngay wax am nañu yaakaar ni dina changer ah. non man am naa ci yaakaar. non day changer parce que l'Afrique a compris maintenant. non parce que fu ndox daan taa fu ndox daan taa. boo demee fekk ndox du bàyyi yoonam. waaw. fu ndox daan taa. ba léegi day taa. mais c'est-à-dire ñi nga xam ne ñi ngi seen yoon. ñooñ jarul nga leen ku toogaay ba jekk di waxoon kooku jarul nga ko xawaagoon. ñu nekk ci yoon kay ngay conseiller. wax leen xamal leen pour ñu teguwaat ci yoon. ñoom ñooy les vulnérables effectivement. comprendre nga parce que du question dañoo bon. mais dañoo xamul. parce que tamit fii beaucoup de jeunes ils sont restés en rade. xoolal vacances yi xam man damay def cours à domicile. xoolal vacances yi. man def naa cours kii zone bi ma nekk. ni xale yi li man 20 000 uggee laa dem laaj. vacances ku bëgg ma defal la 5 000. parce que vacances 3 mois da nga leen yërëm. waaw. amuñu lu ñu def. mais 3 mois. 3 mois. nga bàyyi xale bu nekk ci mbedd bi amuñu lu ñu def. amuñu lu ñu def di taxawaalu. yow yaayam ak papam xamuñu ci lu ñu nekk mais kooku boo waxee ni sa doom bëgg nga mu arrivé. mais da nga bëgg a wax il faudrait que acteurs yëpp. jàpp ci pour defloo leen dara. mais on doit se préoccuper de la future génération. bu ñu doon defloo xale yi nekk en vacances ak comme actuellement dara lan nga natt ni moom lañ leen di def. mais exemple man fi laa nekk. y a des caravanes. non même du caravane c'est-à-dire communes yi. ak ministère de l'éducation. les mairies dañu war a jël ay profs. même bu fekkee ni mënuñu leen fay sax 100%. ñu fay leen c'est-à-dire 50%. xale yi nga jël 2 jours xam nga. jox leen ci benn 2 heures de temps wala 3 jours. en période de vacances nga xam ne daañu vacances. mais daañu def aussi des études. oui lu ko mooy. dañuy vidéo. banditisme quand il n'y a rien à faire on se livre à tout. et à Satan. surtout les enfants des fois. mais xale yi conjoncture yi ñuy dem fële. j'ai confiance ci li nga wax économie solidaire sociale ñu dellu ci valeurs yi nos valeurs traditionnelles la parce que moo wóor sama naataango Diop ma nga ca Fouta il est en congé dem Fouta mais woo na ma ni ma vraiment ici les gens sont solidaires xam nga ci capital la jóge c'est un exemple noonu laay nuyoo mbokki wàlla yëpp di leen ziara di leen wax ne loolu ñu nekkee noonu la buñ ko bàyyi noonu la. mais Ibrahima gars yi dinañ ñëw. ils sont en train d'arriver. mais di nga ma wax luy yóbbu xale yi ba léegi lan la. dëgër bopp wala doguma la en tant que. mbokk waalo yi. 2014. 2014. dama dem xare. parce que dama dem biloo ci gàmmu. ma diviser gàmmu yi. TFM ak Thiago ak Ndombo. ma dem xare gàmmuñu. comme gàmmuñu diviser ma leen daal ci média yi ma dem bayandoo ak ñoom sama rakk papa ni mosoo bay doo bay. ma dem ànd ak ñoom bayandoog ñoom. ba chef de village ak maa ngi nuyu ñoom ñëpp. ak tonton Moussa Fall. naan ma le villageois man leen fier de l'être man xanaa xamoon ni man balaa nga may tagg. nga ni ma xare wala ndombo wala mbiloor
wala waalo man kaw laa bëgg a nekk te juddoo ci capital tout comme moi te juddoo ci capital te juddoo ci kër yoo xam ne boo duggee bu ñu waxul toogal doo toog c'est émotionnel vraiment mais man kaw laa bëgg a nekk man parce que man ñoom laa envie seen mode de vie wër nga réew yu bare waaw dellu pour nga dellu nekk kaw dana jàppale xoolal Sénégal Mauritanie Gambie ñoo ma dëkkal Paris ñoo ma dàqal Paris ñoo ma gënal Paris Allemagne ak fépp même gi Dakar ñoo ma non dama ni Sénégal Mauritanie Gambie Dakar laa wax naxaar damay nekk déglu ma rek dama ni Sénégal Mauritanie Gambie ñoo ma dàqal Paris ñoo ma dàqal France ñoo ma dàqal Allemagne ñoo ma dàqal Angleterre Dakar Thiès ñoo ma dàqal Paris ak Nouakchott ñoo ma dàqal Paris ñoo ma dàqal Milan ñoo ma dàqal Firenze Waalo xare kaw ga ñoo ma dàqal Dakar ñoo ma dàqal Nouakchott ñoo ma dàqal Thiès kaw ga laa wax comprendre na ñooy sama vie ñooy sama àjjana est-ce que man balaa may lu may neex sama njabar déggoo yaay ji naan ko dee ko ñi jaay ma ne ko dee ma wax saa ñi jaay mu naan loolu xewi na ndeysaan man yooyu moom mooy dundal jërëjëf le retour waaw mag ña dellu woo sax dafa ne moo fa ne xam nga dañuy wax fa la jàmm am waaw fa la jàmm am jërëjëf xale yi yaa ngi daw ba léegi ci conjoncture yu grave yi non mais xale yi nan lañu dama la ko waxoon ci émission ba lay passé gis nga dëgg la rek gis nga boo defoon benn allocution wala benn interview avec kii homme judiciaire ñu posé la ay question toog yeneen kii ñu posé la nga wax leneen lu safaan dañu xam tu as menti man quand tu m'as posé la question je te dis la solution c'est deux choses lesquelles boo bëggee nga tegaat ko c'est l'information et la sensibilisation information ak sensibilisation ñaar yooyu du benn informer et sensibiliser c'est pas bon lu tax nga ni du benn informer c'est relater une actualité sensibiliser c'est expliciter une situation la réalité am na même orientation ci et conseil ci biir et sensibiliser tu comprends et en outre une des solutions mooy waalo xale yi waalo yi nekk foofu am ay tool ñoom ñëpp amuñu financement ci seen tool yi Union européenne dafay financer suñu réew yi pour xale yi ñëwaat ñibbisi te xale yi bu ñu leen ñibbisee financement yi duñu jot lépp léegi dañuy jël financement yi bokk ak xale yi waalo yi nekk ci vallée du fleuve entre Mauritanie et Sénégal xale yi tamit bokk ak ñoom seen i tool xale yooyu nekk bitim réew di taxawaalu non dama ni jox leen exemple benn 25%. gouvernement yi wala institution internationale yi nga wax. non kon xam naa déggoo ma de dama ni. c'est-à-dire boo demee bitim réew. xam nga yow yàlla da la bëgg ba demoo ay Italie Espagne. non bëgguma ko sax. non dama ni parce que da nga sensible bëgg sa kii te kii tellement patriote parce que boo fa demoon. boo moytuwul nga suul ci àdduna xam nga tax xam naa loolu mais dama ni. waaw tu vois des Africains qui traînent dans les rues. est-ce que ça fait partie de mes raisons. parce que man looloo tax nga ñibbisi yow. man j'avais 2 voitures. sama frigo da doon fees dell. musuma Europe. moi je parle 6 langues. 6 langues ce sont des directeurs d'hôtel qui cherchaient pour ma liggéeyal leen. fii directeur hôtel yi jéemuñu ma chercher dama lay wax rek lu tax tubaab. bëgg lu baax. dañ la naan ci parle 6 langues ñoom ñoo lay kottuwaaye dina sarax pour nga liggéeyal leen. fii nga gis benn directeur hôtel xam ne ci parle 6 langues intéressant intéressé woo ko daw ci gannaaw waaw. il faut qu'on la différence il faut ñu changer. ñaareel bi dama ni la xale yi nekk foofu di taxawaalu. comme man dañoo bokk valeur mag ñi mooy yow doo dund pour yow kese yow mënoo dund di lekk di naan gis en Europe say mbokk di trop. non dund kay bala muy neex ñeneen di ci jariñoo. très bien ñun noonu la ñu yaree. moo tax yooyu mënoo ko seetaan. mënoo régler problème immigré yi. ba gaal yi jotee. fu waay jot rek daal di jàll. su ko defee xale yi dañuy nekk foofu di traîner xale yooyu di traîner. ak xale yi nekk fii def ni bu ñu demee Europe dañuy am xaalis. ñooñu noonu boo leen jëlee laa wax nga collaborer na ak jeunesse waalo yi. seen tool yi du jeex. su ko defee tool yooyu ñu am dañ leen ciy jox benn pàcc. xale yi itam financement yi nga xam ne Union européenne ak suñu état yi dañ koy joxe. ñu jox ko ñu finance tamit autofinance jeunesse bi. su ko defee bu leen jeunesse waalo yi jàngalee maraîchage. jàngal leen bay ceeb. bay soble. ñoom bu ñu ci gisee seen bopp 2 saisons. duñ dem fenn. benn ci solution yi concret. ñaareel bi nos ministres de la diaspora. bien des affaires étrangères. de un war nañu làkk pays de recueil yi te les 2 pays les plus puissants pays de recueil mooy Italie ak Espagne.
léegi yow boo taxawee sa naataangoog kii étranger wala diaspora italien déggoo làkk bi am interprète donc mën a proposer dara jafe dëgg la ñaareel boobu war nga ko proposer pré-contrat man je peux détecter 4000 contrats 2000 en Italie 2000 kii léegi man nan laay mën a taxee di daw ci gannaaw kii parce que da ngay taxaw italien amuñu problème da nga leen di proposer ñi leen bëgg naa 2000 contrats pour ay jeunesse africain ñu liggéey ci tool yi ci tool yi 8 mango 8 raisin yaa ngi dégg ak ñi nga xam ne ci hôtel yi dañuy laver piaté mooy dañuy lavage plate plongeur mais politique gouvernement la dëgg la mais boo fi tegee nit te xamul loolu gëstu parce que loolu pour nga foog nga dund fa du ko def comprendre nga donc il y a beaucoup de solutions mais solutions yi boo il faut nga ñefe doo toog ci air conditionné ak kii 4x4 ak yooyu ak air conditionné di ko xam déedéet da ngay dugg ci biir il faut nga ñafe nga ñefe il faut nga ñafe waaw agriculture mbay mi américain ànd nañu di jaar Rosso mu ñu jëm ci côté teekaan yi boobu mu ni ma mu toog bu mu yàgg yëngal bopp bi mais li ma wax mooy comprendre lu tax réew mu ñuy wax pauvreté ak superficie yi nga xam ni àll bi kenn def ko dara waaw mu doy waar jooy sax def na ko wallaay mënul comprendre ñuy wax pauvreté ci superficie yi nga xam te ñu am ndox muy seen ndox mi dafa doy waar ndoxu waalo bi non yaa di ndoxu waalo bi moo dàq Evian man dama ciy nuur si suuf boo ci nuuroo dafay mel ni massage fer yaa di fer non voilà donc ñu gërëm leen mbokk yi di leen ziara ñi ngi wax ni lu ñu dese si simili bariwul toll na si juróom-ñetti simili di jaajëfal mbokki caméraman yi Mohamed Ould Mohamed Hafed ñu ngi lay nuyu au niveau du son Moustapha Mohamed à la réalisation Mohamed Tra di ko jaajëfal bu baax a baax di leen ziara mbokk yi am di jàmm yi jox leen cër bu baax a baax Daouda Gaye di un conseiller sur le thème de l'immigration clandestine am na yoo xam ni dañ ko jële ci jafe-jafe àdduna mu jaar ci mbas mi waaye itam tàbbi ci suñu ndaw yi fi muy teere mooy ñu jéem dund fexe ba am nañ ko valeur yooyu ici en Afrique ñu fexe ba lu mënti ñëw parce que provocation extérieure yi bare na bare na ci phénomène yoo xam ni dafay faagaagal dundu askan bitim réew lay bàyyeekoo di ñëw fii xoolal li ñuy dégager ci gaz à effet de serre fu muy jóge ci jaww jeeg ak yenn dérèglement climatique yi africains yi waruñu nangu ñun ñu koy supporter ndax suñu dund dafa sell te am nañ ko loolu la David di wax nañu dellu ci lu ci maam yi bàyyi woon di lekk cere di lekk fonde toog ci waalo gi bay xam ni bay mooy njariñu réew di jaajëfal action yi nga xam ni réew mi le ministère des finances ak le ministère de l'agriculture ñi ngi wàcc au moins ci population yi ngir dooleel bay bi au niveau de la vallée yàlla na képp ku amul woon suuf di ko jooy nga am suuf yàlla na itam ku ñu nangu woon sa suuf tamit nga ñu delloo si sa suuf ndax am na solo réew mi ñu ngi ciy jóg mu bokk ci conscience de développement yi nga xam ni am na solo loolu ñu ngi koy taamu Daouda boo jàkkaarloog man bëgg wax dara te laajuma la ko lan lay doon xanaa li ma commandant Sall bu gendarmerie bu Dagana waxoon ni ma David boo fi nekkee ñoo côtoyé wuñu te bokkuñu sa xam-xam xam-xam boo ko bokkulee jariñul dara saay waaw lii la ma wax commandant Sall ci tere laa nekk donc xanaa ma ni suñu nguur yi mi Sénégal di Mauritanie man pare naa pour collaborer ak ñoom mais nag duma politicien lu tax bëgg da nga ko bëggul non dama ko mënul man daal ci yii laay dox loo xam ne c'est concret c'est du sérieux c'est véridique yaa ngi dégg pour l'intérêt général loolu nag bu ñu ko soxlaa ak conférence xale yaa ngi jaar ci gaal yi effectivement Ibrahima Europe xale yi jaar ci gaal yi di dee ci géej gi moom la ñuy ubbee journal moom la ñuy tëjee journal fii nag moom dañ koy nëbb corona bee tax non corona bi léegi nag bu ñu soxlaa sama numéro c'est le 43 sama Covid-19 suñu soxlaa sama numéro pour collaboration ak conférence c'est le 43 11 56 28 buñ ko soxlaa je suis prêt pour collaborer ak képp ku soxla conférence di la sant di la gërëm di sant administration télé bi donc ci même si fekkee nga waalo yow waalo waaw parce que dafa am mission bu ma fa bëgg a def waaw comme yii nii dama bëgg Union européenne ak Nations Unies daal bu ñu kii ñu yóbbu leen waalo ñu financé ak doomu waalo yi tamit jàppale immigré yi donc pour xeex mbas mi pour xeex immigration clandestine pour une immigration digne et bien organisée donc ñun ci loolu la ñuy dox waaw mais toog bi nag
le maintien des jeunes waaw, dans maintien leur des terroir jeunes. dans leur terroir jeunes yi emploi moo leen di maintenir emploi auto-emploi auto-emploi entrepreneuriat waaw moom moo leen di maintenir mais du toog rek di leen parce que di doo ko tëj te joxoo ko dara legetu kese naxu li béy xale yi dañu bëgg a tekki ku ci nekk da nga am ndey am baay am mais soxna lu ñuy wax fu esprit nekk esprit fu mu nekk koom war na fa génn effectivement voilà tu as tout dit mais maintenant c'est-à-dire le respect en soi mais nous conscience mais de nous soi mais nous nous c'est-à-dire on nit ki gëm ni mooy demal boppam xaaruma nguur xaaruma dara mën xam na nga nekk pour loolu yow xam nga loolu ñun mën nañ ko yow mën nga ko mais xale yi est-ce que mais xale yi xanaa duñu xale yan c'est une minorité yan xale jeunesse bi xale da nga koy yar boo màggee yar bi la say waajur jox nga yaraat sa bopp yàlla yar la ak adduna yooyu mooy defar nit mais am lu la neex wax lu la neex def lu la neex mel nu la neex amul fenn adduna moom pakk-pakk moo lay jox nga moo lay defar nga nekk nit pour que tu sois un grand homme ou une grande dame pakk-pakk la pakk-pakk mooy pour toi pakk-pakk mooy c'est-à-dire des hauts et des bas yaa ngi dégg nga dëgër nga utiliser sa xel nga muñ nga jub kenn amul da lépp yàlla rek am lépp moo mën lépp est-ce que mbokk yi am di jàmm yi ñu ngi leen di ziara Mouhamed Tra maa ngi lay béggee ñu ngi dallu ci waxtu wi fa tabarakallahu di leen ziara jox leen cër bu baax a baax kilifa diine yi kilifa day mbokk yi nga xam ne ñoo am feebaru mbas mi nekk ci hôpitaux yi yal na leen buur bi yàlla delloo seen i njaboot waaye làqu yi yaa ngi koy wax léegi yal na leen buur bi yàlla xaar ca aljana firdawsi di jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad magum kër yi nekk ci kër yi jamono yi ànd ak xale yi yal na yàlla yembal toogaayu njaboot gi may leen lu ngeen bëgg fekk leen fu ngeen nekk may leen lu ngeen bëgg ndax loolu gën a wóor mayu yàlla gën a wóor bu nit ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen ñaanal di nuyu soxna Lena Dieye soxna Soya Wat mineur Maas mbokk yi nga xam ni Haaj Babacar Naam di ko bégge soxna Khadija ca kër ga jox ko cër ak xale yi ñoom Cheikh Mawlud ak ñoom seen di leen ziara mbokk yi ñu dolli farlu taxawaay waaye itam jéem pexe naka la ñuy dundee dans la question solidaire ndax dimbalante mooy li wóor am di jàmm yi ñu ngi leen di béggee Ibrahima Idriss Wade moo dox si woon ak seen télévision Al Mauritania ànd ak naataangoom David Binta Dior Gueye bokk gi Dakar di suñu doomaanu réew di leen ziara mbokk yi di leen ñaanal week-end jàmm yàlla na leen lépp fekk si seen kër looloo gën a wóor ci kàttanu yàlla mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idriss Wade di leen taggu jox leen cër bu baax a baax ngeen sàlloog suñu yeneen programme ci la télévision Al Mauritania la télévision leader di leen gën jóge rek incha allahu rabbi ñu jox leen dig daje incha allahu rabbi suñu yeneen programme di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu wa salaam